ci nuyu bu gën a tedd di ko duppee yonent bu tedd bi Muhammad rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam mbokk yi ci réew mi ak ci bitim réew di doomaanu réew mi seen émission pencum askan wi mi ngi del si di leen ziyaar di feddaliwaat kóllëre yi waaye itam di leen masawu coono ci mbas mi ak yenn conjoncture yi nga xam ni yu jéggi dayo la waaye nag luñ ci rafetlu mooy doomaanu réew mi ñi ngi ànd ak gouvernement bi ak le ministère de la santé ci wàllu xeex mbas mi ngir rek jottali taxawaayu réew mi ci xeex mbas mi yàlla na ko buur bi yàlla antul bi jaayal Mustafa al Karim Seydina Muhammad di jaajëfal suñu mbokku asaba yooyu gis ngeen ko léegi ci télévision Al Mauritania mbokki kiifa ci asaba bi jigéen ñooñu nga xam ni ñi ngi yëngu ci coopérative yi ak ci groupement d'intérêt économique yi nga xam ni bokk na ci luy suqali réew bu ko defee seen naataango Ibrahim Idriss Wade ci télévision Al Mauritania seen émission pencum askan wi del si feddalewaat kóllëre yi rek nuñ koy faral di defee di ko jaajëfalee buur bi yàlla ak yeneen tam bu tedd bi tey nag mbokk yi ginnaaw bi ñu leen ziyaare ci suñuy programme yu mucc ay fii ci télévision Al Mauritania dama jàkkaarloog ñaari aju soxna xam ngeen ni aju soxna yi ci réew mi waaw faaw ñuy yëngu ñi ngi ci groupement d'intérêt économique yi ñi ngi ci coopérative yi di yëngu également ñu jaajëfal leen jigéenu réew mi mention spéciale à vous ma jàkkaarloog Ami Jibril Gueye di présidentu li nga xam ni moom mooy label bi ñuy wax lil na mooy dafa mel ni boo koy tekki ñoo ko moom lu ñu moom consommons local conjoncture xeex mbas mi coronavirus ak conjoncture économique yu am solo am na jigéen ñuy fippu ñoom nag ñu bokk ci ñoo tax ñu teewale leen fii dugguñu ci rek lu dul di alléger li nga xam ni mooy dund yi ci kër yi ñu koy jaajëfale buur bi yàlla Mariam Soumaré ñoom ñaar ñi ñu nekk aji soxna yoo xam ni tooguñu rek nekk ci groupement yi waaye itam xalaat réew mi ak liñ fiy defar dinañ ci xam dara incha allahu di fàttali mbokk yi geste barrière yi xeex mbas mi kenn ku nekk fu ngeen mën a nekk ci réew mi ak ci butim réew di doomaanu réew mi na ngeen sàlloo geste barrière yi mooy nga takk masque raxas loxo yi moytu distance yi waaw waaye bu ñu waxee rek nga ni coronavirus amul te mi ngi gën jóge réew yi mi ngi gën faagaagal doomu aadama yi loolu defe naa ni jégg na dayo ba askan wi war nañ ko dégg bu baax a baax di leen jaajëfal Ami Jibril Gueye asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatu. aleykum salaam Wade maa ngi lay nuyu bu baax di la remercier bu baax aussi si li ñu invité si émission bi. di nuyu aussi say téléspectateurs. di nuyu waa askan bi yëpp di nuyu Mauritanie yëpp. jërëjëf waa Mauritanie dégg nañ la Mariam Soumaré. asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaam wa rahmatullah monsieur Wade maa ngi lay nuyu di nuyu askan bi di nuyu ñëpp di nuyu téléspectateur TV1 Plus di la remercier si invitation bi may ñu opportunité ñu mën a exprimer wu. jërëjëf Seydou Soumaré waaye lu ma si jaaxal rek tey ji yaakaar naa. buuma ngi sama suufu tànk yi. gis nga waaw bala muy génn rek ñu yeew di nuyu ñoom Tandian ak xale yi nga xam ni ñu ngi ci télévision Al Mauritania di ay soninke aussi ñu rafetlu cohésion bi nga xam ni moo fi nekk gis nga techniciens yi ak réalisateurs yi di leen jaajëfal bu baax ñu ci mel ni ñoom ba Aïcha ak ñenn ñi ci son bi dinañ dellu ci waat ci ñoom soxna si dañu wax xeexum mbas di coronavirus waaye am luñ ci toftal crise économique bi réew yi sonn lool waaw sonn nañ nit ñi sonn ku nekk def ko affaire u boppam yéen ngeen taxaw di ay aji soxna bëggal seen réew dara ba tax ngeen nekk ci boo mooy indil li nga xam ni mooy jafe-jafe yu nekk ci coronavirus ak xeexum mbas mi lan nga may wax. jafe-jafe yi moom yaakaar naa ne bëri na ndaxte mbas mi moom lu mu indi si réew mi wala adduna wërngal këpp bëri na torop yàq na lu bëri wàññi na it lu bëri tey ji prix yi yokku na lu bëri instant yokku na jaay bi aussi demeetul noonu te nit ñi dañuy gën a ragal aussi rassemblement yi donc nekk na fléau boo xamante ne instant bi yàq na lu bëri si à l'international comme au national et en plus li mu gën a yàq mooy lan dund
dund gi dund gi dund gu cher gi dund gu cher gi dund gu cher gi te en plus de ça nit yaa ngi siy dee xam nga loolu noonu doon na loo xamante ni dafa métti dëgg la te bakkan dafa am solo donc loolu moo njëkk a métti raye bi muy raye bi ba pare loolu moo njëkk a métti rayu mag yi rayu ndaw yi gis nga léegi nag mu ñëw tamit yokk si mbirum dund bi mbirum lekk bi mbirum nit ñi bas bi daal doy na waar daal doy na waar li mu indi waaw moom métti na trop métti na mbokk daan na ma wax ni ku nekk naka def mbiru boppam ndax ñëpp ko yëg amul mandarga booy monte am te yëguloo mbas mi donc di massawu mbokk yëpp dégg ngeen li nga xam ni madame la présidente wax na ko di aji ndaw gis ngeen ko nii waaye léegi dinañ ñëw ci jukki yi nga xam ne ñi ngi koy jukki pour permettre mbokk yi ñu dund gu normal ci réew mi di leen jaajëfal Marème kii gis-gisam mun na bañ nekk sa gis-gis ci wàllu coronavirus ana lan nga ma ciy wax ci xeex mbas mi xeex mbas mi comme ni nga ko waxee rek wàññi am na lu mu wàññi lu mu yàq moo ëpp lu mu defar parce que bakkan moo gën a am solo ci lu yàlla defar donc bakkan xam nga nit ku nekk am nga loo mën a apporter sa société ak tamit njaay mi tamit demeewul noonu surtout basse société bi basse classe bi mooy coopérative mooy femmes yoo xam te ne ñuy jaay si mbedd mi mooy secteur informel bi jaay ko tu gerte yeeg secteur informel bi surtout moo ko gën a yëg secteur formel moom lu mu métti am nga ni ngay mën nga am nga li nga mën a dabaat waaye secteur informel bi tey nga jaaykatu ngëmu bu tooy munoo jaay yenn quantité yi jaaykatu cere munoo defar ba yenn quantité yi parce que heure bi du la ko permettre ak nit ñi tamit dañoo am regret ci jënd yi contact bi ñuy wax mooy respecter geste barrière bi corona oblige donc situation bi métti na comme ni ko waxee rek ñëpp a ko yëg au niveau national comme au niveau international ñëpp a ko yëg mas bi moom ñëpp la lal xam nga contexte yi benn la waaw te yaakaar naa ni boo doon laaj doomaanu réew mi yëpp même contexte lañ lay wax xeex mbas mi nañ ci taxaw waaw waaye dund gi métti na yaa ngi fi wax léegi waxu prix yi nga xam ni dañuy yëkkatiku di fàttali mbokk yi nii sur la question de prix fédération des commerçants ministère de la du commerce ngeen baal ma ak réew mi ñi nga xam ni ñooy jënd ak ñoom ñooy jaay dañuy ànd rek waxtaan ci parce que ñu ngi ciy waxtaan actuellement ndax ku ne njëg bi yokkuwul xamoo li ngay wax ou bien nekkoo père de famille bi nga xam ne yaa ngi jënd ñi ngi ñaan rek pour parler yi nga xam ne ñu ngi ko ubbi ci wàllu njëkk yi yàlla na ko buur bi yàlla antul mu wàññeeku mais soxna si madame la présidente fan nga doore alors maa ngi doore année passée laa doore mën naa ko ndaxte année passée si la corona bi ñëwoon mu doon lu métti loolu nag loo xamante ni franchement c'est pas évident ndaxte nit ñi dañ daan bañ rassemblement bi te su nekkee loo xamante ni par exemple yow yaa ngi commencé ak lu bees loo xamante ni gars yi gisaguñ ko ça sera un peu difficile te encore ñi ngi wax couvre-feu nit ñaa ngi toog seen kër yi génnuñu donc fi ma dooree mooy dama daan gis marocains yi ak sénégalais yi dañ daan jël seen couscous defar ko ba mu baax créer coopérative quantité bi qualité bi macha allah def ko ci ay emballage étiqueté ko di ko jaay ci seen ay te dëkkuñu fi di ko jaay ci supermarché yi ñi koy sax exporté tey marocains yi seen couscous mi ngi fépp comprendre alors que ñun am na ñun aussi suñu couscous alors pourquoi pas couscousu réew mi suñu identité la ñun ñii Mauritanie ñu ñoo ko moom te ku nekk def siy gis boppam ndaxte tey couscous bi wolof bi da koy lekk naar bi da koy lekk saraxule bi da koy lekk tukuleur bi da koy lekk ñun ñëpp ñoo ko bokk bëgg ngëmb bi moom la ñuy wax ngëmb daal couscous Mauritanie moom la ñuy wax ngëmb donc sama idée moo doon wala suñu idée moo doon ñu jël couscous bi traité waat ko xoolaat qualité bi defaraat ko bu mu baax mën ko def ci ay emballage étiqueté ko comme ñeneen ñi nu ñuy def ndax ñu mën a étendre jaay bi ndaxte jaayum lii ci kii bi rek lan ko daan gis ci marché local bi rek lan ko daan gis te dañ ko daan def ci ay mbuus te yenn saa nit ñi dañ daan nekk réticente ndax dañ naan waaw couscous bi dafa am suuf dafa am lii dafa am ay xeer ñun bëgg ñu ko lekk qualité bi am ñoo xam dañ koy bëgg mais loolu moo tax ñuy retiré wu léegi ñun on a eu cette idée defaraat couscous bi defaraat qualité bi woo jigéen ñi rassembler leen ñu bokk liggéey bi
léegi comme ça ñu mën ko defar ba mu baax yóbbu ko ci supermarché yi di ko jaay foofu ba jamono neex ñu mën ko yóbbu incha allah rabbi internationaliser ko mi ngi noonu. xam nga taxawaayu réew mi kii lu mu wax nii dafa mel ni ay doomaanu réew mi yu taxaw fippu di indi mandarga ci wàllu consommation alimentaire ñuy indi mandarga ni lii suñu réew a ko moom donc ñun lii buñ ko gisee madame dañu bëgg rek permettre nit ñi ñuy fippu xam nga àddina bi fu mu toll léegi ak phénomène mondialisation mbas mi ñëw conjoncture économique yi metti dañu bëgg nit ñi fippu am loo xam ni au moins lu leen jóge la ñu mën ci taaxirlu di ci sutura moo indi lii mais booy wax ci fànnu consommation locale réew mi ak innovation xale yu ndaw yi jóg di innover ñaataat nga am soxna si man maa ngi am 26 ans 26 ans ñaar fukki at ak juróom benn macha allah fa tabarakallah mi ngi xalaat réew mi li mu moom mu jukki ko lan ngay wax ci loolu ci ndorteel man moo tax sax ma fekk si ko xam nga idée am la ma fekk si ko ma woo ko téléphone ma rafetlu projet bi bu baax ma ñaan ko bëgg naa la fekk si li ngay def léegi moom mu may ma opportunité ma fekk si ko pour rek ñaax ñeneen ñi du produits locaux yi ñuy war a innover yamul kese si couscous bare nañ boo koy lim bu may lim poisson ngi fi yeneen i produits ñu ngi fi poisson yi ñu ngi fi der baa ngi fi cuir bi mu ngi fi am na yeneen ak yeneen ñoo ko moom am nañu yeneen richesse yu ñu am bugguma si étaler parce que ñun dañoo bëgg indi yeneen produit waaw tàndarma bi comme ni mu koy waxee ñu ngi si def moom mu ngi si defar ay confiture de date ak yeneen ak confiserie ak yeneen délices à base de date ko xam date xam attaar date foofu la fekk baax donc produits locaux yi yeneen produits locaux yi ñu ngi fii comme poissonnerie comme nii produits couscous yi am na yeneen tamit produits yi tamit lii na waajal na ko pour gën a yokk cohésion bi jeunesse yi tamit comme ni mbas mi tamit comme nu mu méttee alhamdulilah comme ni mu ko waxee conjoncture bi import ak export bi war nañu dépasser war nañu dépasser kii importation bi war nañu consommer ñun lu ñu moom war nañu profiter wu xalaat si lu ñu moom defar ko ñu lekk ko ñun ñu consommer ko une consommation locale bien traitée et bien consommable bu ñu saytuwaat di ko defaraat ngir rek nit ñi consommer waaye nag tàncu économie bi ak mbas mi la waaw lii mbokk yi ñuy seetaan defe naa ni doomaanu réew mi yëpp war nañ ci taxaw ndaxte buur bi yàlla fu mu la teg rek am na loo xam ni namm na ko ci yow boo jaaree fi nga war jaar mu fekk si la ñi ngi ziyaara mbokk yi nga xam ne ñi ngi bëgg a déggoo moo xam seeni kër moo xam seeni liggéey te mu am jafe-jafe ñi ngi koy ñaanal mbokk yépp nga xam ni ci conjoncture yi ñu ngi ciy dund nit dana yeewu di xalaatal nit lu ne fekk nekku fa waaw loolu moo doy waar waaye luñ ci gën a wax rek mooy ngeen dolli taxawaay ci lii mais duñu la gis nga bokk ci benn atelier bu mag bi nga xam ni ñu ngi ci waxtaan lu mel ni économie sociale solidaire moom mooy li nga xam ni dañ koy jëfandikoo di ko saxanal ngir suñu société yi suñu dëkkuwaay yi nit ñi mën ci jëfandikoo te duñu sonn bu fekkee ni dañ ci am dara boobu mu dellu si équitablement ci lenn li seen financement lenn li itam mu doon njariñ ci ku ne defe naa ni loolu gis-gis la boo xam ni ñëpp ci lañu nekk bi nga génnee ci atelier boobu lan nga jukki lan nga jàpp xam nga atelier bi dafa am ñoo xamante ne ñoom lañ ko bokkaloon donc li ma njëkk a jàppali mooy xeex bi nga xamante ne si laa nekk nii nekkuma ci man kese am na sama yeneen naataango yoo xamante ne ñu ngi foofu noonu te li ma si gën a neex mooy samay naataango yu jigéen yoo xamante ne ñu ngi foofu ñoom tamit di def le même travail waaw di jàppale yeneen jigéen yoo xamante ne instant yi ñu ngi fii te seen situation demul noonu wala am nañu projet xamuñu nan la ñuy def pour mettre en place projet bi bu jukki ko mi ngi noonu may nuyu aussi Ami Diallo bi nga xamante ni instant yi am na yu bëri yoo xamante ne xamal na ma ko donc gis nga wàllum woowu li ñuy wax économie sociale et solidaire man je pense que képp koo xamante ni rek yaa ngi nekk ci projet
war nga si xalaat war nga ci bàyyi xel war nga si bàyyi xel mi ngi noonu ndaxte gis nga wàllum nit ñi genre nit ñi duñu maanaam doole yemul duñu benn comprendre nga léegi yow su fekkee yow par exemple am nga sa projet boo xam ne da nga ko war a def li nga war a njëkk a xalaat mooy projet bi lan la war a njëriñal askan wi les autres d'abord waaw les autres d'abord est-ce que dina leen njëriñ est-ce que tey projet bi soo ko defee nii di nga leen mën a jëlee leen benn place contexte yóbbu leen si beneen yóbbu leen change améliorer seen vie léegi pour man loolu daal même su dul sax à 100% mais na nekk au moins à 70% nga xamante ni di nga jàppale di nga jàppale nit ñi gis nga jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekk fii tey couscous bi man su ma neexoon tey mën naa ñëw defar sama couscous bopp defar ko dem yóbbu ko supermarché yi jaay ko def ko à l'international sama yoon nekkul si jigéen yi ma togg ma defar samay defar wala ma nag sama yaay ñi defar ko ma dem ki mais gis nga li gën a am solo mooy impact bi ngay def si biir société bi si mbooloo bi d'accord ñoom ñoo gën a am solo mais boobu yaa ngi régler yan problème defe naa ni am na ay jigéen yoo xam ni ay coopérative féminine ci gox yi ñi ngi def li ni mel waaw mais naka ngay lëkkale ak ñoom gis nga xam nga jigéen yi nga am na coopérative féminine yi def yii nii mais tey mën naa lancer benn appel si yooyu ndaxte coopérative féminine yooyu noonu yenn saa yi dañ leen di financer mais financement boo xamante ni tey apporté wuñu valeur si ñoom lu ñuy def ni c'est juste pour peut-être ñu am moyen ñu am xaalis wala affaire yooyu mais tey mën nañ am xaalis encore un peu plus su fekkoon tey ñu ngi apporter valeur ajoutée si li nga xamante ni si produit bi lan ngay wooyee apporter valeur ajoutée par exemple comme couscous bi gën a yeesalaat waaw gën a yeesalaat comme couscous par exemple tey am na ay coopérative jigéen yu ma xam yoo xamante ni am nañu leen financé mais dañ leen financé juste pour ñuy defar couscous bi suñu pare def ko seen mbuus yi di ko jaayal boo ñëwee di jënd ñu wut mbuus def ko mi ngi noonu mais loolu dafay gën a yokku maanaam nit ñi di gën a jaay couscous bi au niveau du marché local tey jii soo fa demee di nga fa fekk 10 à 15 yoo xamante ni ñu ngi foofu même couscous bi la ñuy jaay yow tey su fekkoon tey jël nga benn association nga apporter leen benn valeur ci affaire bi tey moom elle va se démarquer dina gën a am xaalis ñeneen aussi daanu gis la même chose daanu mën a def loolu tamit ndaxte couscous bi tey mënul yem fii kese Mauritanie non ñun on ah oui c'est notre identité sunu identité la bokk kooku moom xalaatuñu sax yemale ko fii on pense à faire mieux que ñeneen ñi yóbbu ko feneen yóbbu ko au niveau à l'international di ko jaay foofu te su boobaa production bi dafay gën a laaj dafay gën a bëri donc am na jigéen yu bëri ñoo xamante ne instant yi daan si gën a mën a jàpp comprendre léegi gis nga jigéen ñooñu lu ñu waroon def mooy leen lan jox leen xaalis bi mais jox leen valeur ajoutée voilà ne leen yéen a ngi defar couscous bi daal leen ko jox mais on va vous apprendre d'autres techniques si qualité bi si image si chaîne production waaw si qualité bi ak si image produit bi comme ça di ngeen gën a am xaalis di ngeen gën a am production di ngeen gën a recruter ay nit renforcer seen capacité voilà exactement renforcer seen capacité li ngeen xool gis nga léegi bi ma amee idée projet bi c'est la xalaat jigéen ñi ma ne leen non damay woo jigéen ñi ñu ñëw liggéey ak man parce que couscous bi tey jii ñoom ñoo koy def ay mère de famille lañu dañuy yeewu suba si ba ngoon jot toog marché di liggéey pour dundal seen ay njaboot yenn saa yi dañuy toog ba ngoon jot seen couscous sax du jar ñi delluwaat si njaboot ba toog duñu xam lu ñuy def te si ay jigéen mu métti loolu si ñoom donc li gën mooy jël seen couscous apporter si valeur bi nga xamante ne par exemple ñun moom la ñu am jàppale leen si am loo xamante ni dañ leen ko siy jox nga xamante ni yow si sa conscience si sa bopp di nga ne soxna sii de moom su demee tey alhamdulilah dina am lu mu jox njabootam dëgg la dina fayal njabootam école dina fayal njabootam lii wala laa dina am lu muy def da ngay toog sax gars yi di la woo jigéen yi di la woo naa la ñun dañoo bëggoon def si bokk si li ngay def li mais da nga leen di accueillir ñu ñëw bokk si liggéey bi jàpp si ndax ñoom ñoo tax nga jóg fa tabarakallah exactement Ami Djibril Gueye di présidente Lille notre produit c'est pour nous di ci ziara mbokki mauritanien yëpp waaye itam di lancer un appel di ci woo aji soxna yi pour que ñuy débrouiller wu ngay yëngu bu mu metti rek nga toog il faut ñu yëngu coronavirus bi tar na lool conjoncture économique yi metti na mais nit ñi la ñu bëgg ñu yëngatu ci seeni gox yi vivre solidairement solidarité ak yëpp alors mbokk yi maa ngi leen di ziara seen émission pencum askan wi comme ni ñu leen ko waxee woon
di dalal Ami Jibril Gueye di présidente Lille na ci coopérative féminine bu am solo waaye itam mu feggoog doomu ndeyam di Mariam Soumaré ñuy waxtaan rek ci waxtaanu réew mi ak jigéen lu mu mën a jukki apporter ko ci yenn chaîne de production yi ak commercialisation mu nekk valeur tey ci réew mi ñu ngi leen di ziar may nuyu du ma ko mun a bañ a def di encourager le président de la fédération de football mauritanienne Ahmed Yahya je le salue très bien et di encourager candidature am parce que lu am solo la réew mi bu ñu demee tey ba di organiser li nga xam ni moom mooy Coupe d'Afrique suñu réew Ahmed Yahya suñu président fédération dem di jongante te jongante bi muy jongante mooy dem favori te incha allah dina téye li nga xam ni mooy li muy wut ñi ngi ko koy ñaanal en tout cas ci réew mi beneen bi may feddali kóllëre ci mbokk yi nga xam ni wane nañ leen léegi di ay jigéen comme yéen nekk Asaba nekk Gorgol nekk feneen di fippu ci produits artisanaux yi waaye consommation locale yéen a ko gisal seen bopp télévision Al Mauritania di leen jaajëfal bu baax a baax mbokki nodal ñu nuyu leen bu baax a baax di leen ziara ci directeur général bi ba ci ñi nga xam ni gis ngeen nu ñuy accueillir nit ñi ak yooyu noonu lañ fi nekkee di lancer un appel au ministre de l'emploi et de la formation professionnelle ni lii je pense que c'est des exemples yoo xam ni des femmes ne sont plus restées les bras croisés mais elles se démerdent génn di indi li nga xam ni mooy yeesal suñu produit Mariam Soumaré di la bëggee bu baax a baax jox la cër booy natt jigéenu Mauritanie tey nga bokk ci lan nga constaté ci ñoom jigéen yàgg nañu liggéey ñoom gis nga leen léegi ci élément bi avant direct bi ñu ngi conserver savoir-faire de génération à génération xam nga ngomu moom c'est du savoir-faire qui est transmis de génération à génération léegi ñu ngi defar ay produits artisanaux femmes yi ñooy gën a conserver produits locaux yi ñoo ci gën a yëngatu ñoom ñoo gën a nekk parce que pour la femme mauritanienne mooy exemple c'est la société en fait c'est la femme qui moo xam ne moo conserver savoir-faire artisanal yi ñoom ñoo koy defar ci produit que ça soit ci wàllum der yi que ça soit ci wàllum boo demee Imragen boo gisee poisson yi ñoo koy defar il y a juste des femmes là-bas aussi jigéen ñaa ngi fa ñoom ñooy defar produits locaux yi soo demee tamit ñu wa ay kii yu lekket yi ak attaar yi tamit tàndarma yi ñu koy defar ci der bi di ko defar noonu femmes yi ñoo koy defar ngomu bi tamit femmes yi ñoo koy defar donc femmes yi yàgg nañu liggéey que ça soit jënd jaayaat ak conserver luy produits locaux yi femmes yi ñoo koy defar der yi tamit soo demee nga gis femmes yi ñoo koy defar mu ngi naan ci la ñuy defar ay chicot ak yooyu noonu femmes yi ñoo koy kon donc femme mauritanienne c'est un bon modèle comme ni Ami waxoon sànq rek valeur ajoutée bi rek moo leen manqué une bonne orientation rek moo leen manqué suñu yaay yi soo demee kër ñoom Ami di nga xam ni yaayam mu ngi ci ay coopérative mu ngi ci ay ONG ñu ngi yëngatu que ça soit mu nekk couture mu nekk lu xamante ni mën na leen apporter ñu ngi koy def léegi nag ñi dañuy ñaax rek ñi leen di financer ñu apporter leen valeur ajoutée comme ni ñu def économie solidaire et sociale nga xamante ni soo mayee nit ki financement da nga koy encadrer da nga koy won yoon xam nga lii nii savoir-faire bi am nañ ko mais bon endroit ak les bons conseils qu'il faut moo leen manqué étiquetage bi ak set bi qualité bi mooy différence bi soo gisee produit bi ak produit marché bi même femme ñi ñoo koy defar mais amuñu savoir-faire wala amuñu idée xelu mën a ko defar ni wala xalaatuñu produit bi mën na fi sori alors que produit bi ak produit yeneen mauritanien mën nañu fi jéggi ba yeneen réew yi di ko jéggaan si fii en produit fini exactement mu nekk produit fait par les femmes mauritaniennes textile ak yeneen donc dafa am benn phénomène boo xam ni ci mondialisation la bokk aussi di wax ne àddina bi ñan la ñuy xeexal mooy ñi nga xam ni dañuy yeewu foog ni ñoo yore caabi ji te buur bi yàlla yore caabi ak yeneen tam bu tedd bi waaw moom rek la ko jox waaw ñooñu nag la ñuy xeexal moo tax nit ki fu mu nekk ci goxam na fa essayer dund waaw le fait de cette question solidaire là vraiment le ministère de l'emploi
et de la formation professionnelle war na lëkkaloo ak li nga xam ni ñooy organisation de la société civile yi ngir xool lii ngeen di wax fii parce que ce n'est que de la valeur ajoutée qu'on apporte aux produits locaux te ñu koy jaajëfal bu baax ma nuyu suñu équipe bu baax a baax au niveau de la réalisation Ba Aïcha sama xarit l'infatigable di nuyu également le caméraman Cheikh Ahmed Salem di ko jaajëfal bu baax a baax Mohamed Tra également au niveau du son Abdallahi ma nga fa ak ma mint xaytiir di ko bëgg bu baax a baax di leen ñaanal mbokk daf ma daan wax ni ñi am ñi koppar bu ñu bëggee noppalu il faut ñi nga xam ni ñoo ndóol nekk ci jàmm ñi am ñi koppar am doole di ko jaay fu ne ñoom bu ñu bëggee noppalu rek il faut ñu fexe ñu wutal pexe ñi nga xam ni ñoo nekk ci ndóol et defe naa ni réew mi ci la ñu nekk booy natt gouvernement mauritanien ngeen nekk doomaanu réew mi espoir bi fan la toll madame la présidente yaakaar bi fu mu toll ak réew mi yéen ñu ngi ci réew mi waaw ñu ngi ci réew mi mën nañu wax ne am nañu tuuti yaakaar am nañu yaakaar waaw ndaxte instant yi ñu ngi commencé quand même di ñëw ci jeunes yi tuuti surtout ministère de la jeunesse et de l'emploi ministère de la jeunesse moom mi ngi doon def benn projet pour financer jeunes porteurs de projet yi moom projet Mon Avenir donc cela veut dire que instant yi léegi ñoom ñi ngi gis léegi par exemple xale yi ñi ngi commencé di jug ñi ngi commencé di am idée bëgg liggéey bëgg def dara donc ñoom aussi pare noonu pour accompagner leen et puis du ñoom kese am na yeneen yu fi nekk ay marathon de l'entrepreneuriat ay ñoom Cosmos ñoom ñëpp ñu ngi fii tey di xool jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk fii am talent am ay idée de projet yoo xamante ne xam na ne projet yi suñ leen financé mën na dem ci kaw ci kanam ñu ngi ñëw di leen defaral ay marathon di leen jàngal di leen defaral coaching séance de coaching yooyu yëpp di leen ko defaral ba pare tu vois permettre leen jox leen financement permettre leen ñu commencer defar seen projet donc si wàllum nguur bi man kii rek laa gisagum pour l'instant ministre de la jeunesse moom rek laa gis mooy moom projet Mon Avenir boo xamante ne waa nga xamante ni mi ngi koy def mi ngi koy waajal pour def ko à chaque fois wala chaque année donc ma koy saluer bu baax aussi parce qu'on en a besoin soxla nañ ko torop lañ ko soxla ndaxte financement dafa métti yow déjà tu as tes besoins personnels am na yeneen soxla yoo xamante ni aussi dañuy ñëw tegu yenn saay sa kaw gis nga léegi yow soo bëggee léegi par exemple jël ci sa xaalis par exemple def ko ci sa projet amaana sa projet la da nga ko ciy def mais mënul couvrir lépp dëgg la mënul couvrir lépp ba pare bénéfice yi nga am aussi da nga koy réinvestir ci projet boo bëggee jàmm waaw boo bëggee jàmm pour mën a dem ci kaw ci kanam mais su fekkee tey jii ministre bi ñëw na ne leen man de dama ñëw fii jàppale ndaw ñi pour jox leen financement donc loolu dañ ci sant yàlla waaw donc am na tuuti espoir ba quand même boo xamante ni tey am na yéen a ngi koy gis ci réew mi yàlla bu yaakaar tax amiin ci réew mi Mariam Soumaré di la bëggee bu baax a baax Mariam am na contexte boo xam ni contexte bu am solo la ci réew mi da nga ci jaar léegi sa naataango jaar ci yéen léegi boo leen soxloo ndimbal parce que kii jàpp yoon door yoonam am naa yaakaar ni neex na dimbali mais si orientation yi lan ngeen nekk di yaakaar pour que kuy apporter dara ci li nga xam ni seen gis-gis la wala seen produit mu antu ban gis-gis la Mariam ban yaakaar ci suñu produit oui parce que yoon ngeen jàpp waaw ñun yoon bu ñuy jàpp da ngeen ci am problème wala problème bi mooy comme ni mu ko waxee mooy bu muy door avril 2020 la mu muy door ci diggu corona xamante ni boobu vraiment les gens ñi ngi woon respecté yëpp xamante ni boo waxee corona rek nit ñi dañuy gën a tiit parce que benn fléau bu bees la benn maladie bu bees la mooy xamante ni ak tamit comme ni nga ko waxee conjoncture yi kii emballage yi dañ koy jënd étiquetage bëgg nañ tamit insérer yeneen femme bëgg nañ insérer yeneen produit pour mieux renforcer cohésion sociale bi du ngomu traditionnellement ngomu est fait par les femmes mauresses l'honneur leur appartient léegi ñun man mii di saraxule am na produit damay consommer cere yow da ngay consommer cere ak yeneen man kay dem ci dem bëgg nañu renforcer cohésion bi bëgg nañu apporter
ñun aide bu ñuy lancé appel bu ñu wax aide na ñu gën a soutenir ñu gën a appuyer produit bi afin d'insérer d'autres produits d'autres femmes d'autres ethnies comme ça cohésion ñun ñëpp ñu liggéeyandoo muy man muy moom équipe bi am na beneen naar bu xees alhamdulilah mu ngi tudd Sara bëgg nañ tamit ñun ñëpp ñu liggéeyandoo ñun ñëpp ñu nekk benn man ma lekk caakiri Sara lekk cere keneen lekk ngumu ñun ñëpp ci benn kii bi suñu mënoon apporter benn ndimbal mooy accompagnement financier comme ni ñu koy waxee bëgg nañu am local pour mieux kii am benn local bu set nga xamante ni local bi xam nga benn ngumu bi léegi ci kër ñoom ami nañ koy defee bëgg nañu am local bopp comme ça mën a insérer yeneen jigéen yu mu gën a yaatu mu gën a bëri ñu mën a insérer mën na bëgg nañu ñëpp bokk si mais financièrement ça sera pas possible xam nga doole bi dana ñëw incha allahu rabbi présidente li ma si bëgg a yokk rek si Mariam li mu wax ni gis nga couscous bii tey mooy suñu patrimoine ba loolu laa ko jàpp lil na comprendre nga mooy suñu patrimoine ndax tey ñun comme ni ma la wax ça rassemble dafay rassembler communauté yëpp ñu nekk si Mauritanie yëpp ethnie yëpp lay rassembler gis nga tey ji doguma la présidente parce que waxtaan aussi dafa laaj ay orientation xam nga bu ñu invité ay actrices comme yéen ay jukki kàllaama bi duñ leen woo ci télévision de Mauritanie comme nuñ ko faral di defe di remercier tout le personnel de la télévision al-mauritanienne mais bu nga xamee ni yéenay jukki yenn kàllaama yi nga xam ni réew mi daf ko soxla il faut ñu taxaw ci tuuti parce que ci seen wax yu mujj yi yéen ngi wax lu mel na benn cohésion sociale mooy dëkkandoo ak dëkkaale bu jekk te amul benn xiili wala xaala beneen bi mooy une question de citoyenneté nga xam sa bopp xam sa réew di def sa devoir citoyen li la war ci réew mi beneen bi mooy solidarité ñett yi yéen a ko génne alors lu ma ci remarqué mooy fii madame Soumaré di waxee ne am na naar yu ci nekk et transversalité moom mooy développement de la diversité na wolof bi dem seeti li lu naar bi di def pulaar bi dem seeti lu wolof bi di def soninke bi également c'est des croisades bu ñu bëggee développement ak diversité nekkatuñ fi naan ngëmb naara ko moom ceeb wolof ko moom on consomme mauritanien et que nous tous nous sommes des mauritaniens loolu laa bëggoon rappeler ci passage yooyu mais bu ñuy wax ci wàllu solidarité nan ngeen ban entendement ngeen ci am par rapport à ce que vous faites mais su fekkee solidarité ci côté produit ak n'importe quel produit su ma jëndee par exemple su ma amee yéene tey jënd melax fa ma sol ko melax fa bi ma sol si femme bu ko cuub jënd ma ko pour femme bi mais dama ko jënd femme bi su ko amee da koy apporter ci famille am ci dundam daf koy yokk si dundam day gën a defaraat dundam te kon man sama xaalis du mu si dugal du plaisir seulement pour def plaisir naar bi mais def plaisir jigéen bu xamante ni mu ngi si naaj bi cuub na ko jënd na tissu bi cuub na ko jënd na produit pour cuub ci moom laa ko dimbali c'est ku ko dimbali moom si société bi rek lay ñëwaat que ça soit tamit même chose pour ngomu bi la kon su ma ko dimbalee moom man sama bopp laa dimbali ak sama société laa dimbali image yu pays bi la suñu produit laay dimbali jënd produit su ma jëndee demee si supermarché ma jënd ngomu lekk ko du ami laay dimbali du marem laay dimbali mais yeneen jigéen yi xamante ni ñu ngi productrice yi ñoom si chaîne de distribution ak si chaîne de production bi chaîne de foofu la participer du man mais kii yóbbu njabootam di ko dimbali ci kooku laa koy voilà question solidaire soxna si ñett en tout cas lañ fi waxtaan si mbirum cohésion sociale man j'ai toujours voulu que cohésion sociale nekk base lil na cohésion sociale ñun ñëpp ñu door ñu nekk benn société man olof la mais tey Mariam Soumaré bi ma woowee ça m'a fait énormément plaisir ndax lan déjà soninke la mais aussi elle aime travailler même elle est dans une émission wolof te mi ngi làkk wolof xam nga lii c'est une très grande richesse exactement dafa doy waar y a aussi ça ba pare le nom du produit c'est Lilna pour Lilna maaw
dawla xarañ. voilà haayil ndax na ñun ñoo moom ko bu moom Mauritanie. mi ngi noonu. et on est fier de ça. très fier Oui. on est très fier de ça. donc ma woo sama xarit naar aussi Sara. moom mu ñëw aussi bokk ci affaire bi. en plus de kii def production bi. tu vois donc ñun lu ñu bëgg mooy ñun ñëpp ñu doon benn. tey ji naar bi moom moo mën par exemple moom moo mën a. araw kii bi mais tey espérer nañu indi yeneen produit incha allah ay nañ de araw. ak dañoo bëgg ci li ngay wax ci soninke yi ci samay mbokk soninke yi nekk à l'extérieur tout le temps dañuy bëgg jënd produit mais xamuñu vraiment produit dañoo nekk réticent si loolu léegi produit baa ngi nii samay mbokk saraxule yi samay mbokk yu nekk à l'extérieur ñu nekk les Mauritaniens qui sont diaspora ceux qui veulent le produit c'est la consommation de chez nous. on en est fier dañuy jël jépp rek le coronavirus mbas mi xeex mi mbokk yi am na mbokk moo xam ni dafa wax lim yi ñu ngi wàññeeku d'accord mais loolu moo doy waar man en tout cas damay wax à chaque fois bëgguma ko dégg les cas se stabilisent dans notre pays man bëgguma ko dégg waaw parce que dafay dolli tax nit ñi di bàyyi alors que xeetu virus bii di coronavirus fuñ la ne mi ngi wàññeeku xamal ni dafa delluwaat pour defaruwaat waaw c'est quelqu'un qui vit comme nous qui nous comprend et que na xeex bi intense respectez les gestes barrières je vous en prie en tout cas tous les Mauritaniens toute l'Afrique nous on ne veut pas d'une Afrique boo xam ni dañ ci seppi Mauritanie des citoyens yi nga xam ni immodèle citoyens yoo xam ni duñu modèle mais parlant de citoyenneté et du devoir citoyen lan ngeen mooy wax présidente je suis mauritanien ou vous êtes mauritanienne am na devoir citoyen si on veut parler d'un bon citoyen mauritanien on parle de qui on dira on parle de celui ki nga xamante ne moom mooy bëgg participer ci développement wu réewam. participer au développement. waaw foog nga participer ci développement. sa koomu réew waaw sa koomu réew. et c'est apporter sa soutien li nga xamante ne yow am nga ko. nga apporter ko ci. mënuñu xeeb dara. mais am na jigéen surtout jigéen ñoo xam ne dañ naan amuñu dara defuñu dara est-ce que loolu mën na ne. déedéet man pour man daal jigéen. amuñu dara. on n'a rien man aw ma dara. yàlla mënul nekk. ndaxte yàlla su la sàkkee déjà jox na la xel. donc munoo wax richesse la. richesse la mi ngi noonu. ah bon yéen a ko fi wax ah. xel kay richesse donc boo amee xel rek war nga mun def dara. moom mën nga am nga loo xamante ne mën nga ko def. le minimum des choses mën nga ko def. li siy des li ay lu ndaw rek lay laaj. pour nga mën ko def. am man damay wax tout le temps sama xarit yi dama leen wax ma ne leen. waroo leen xeeb dara. pour atteindre votre but. bu leen xeeb dara soo leen mënee commencer par lu ndaw loo xamante ne même su fekkee 20 ouguiya de bénéfice ngeen siy am ngeen jël ko léegi 20 ouguiya yooyu ngeen continuer di liggéey ko mën na dem ba nekk ay millions xam nga lan yàlla du la seetaan waaw mi ngi noonu yàlla du la seetaan parce que léegi commencé nga si lu ndaw commencé lu ndaw bul toog bul nangu toog génn même sooy jaay sa sandwich dama nga dem jaay sandwich jaayal sa beñe jaayal sa gerte di nga gis soo commencé tuuti mën nga dem ba def ko entreprise bu mag jërëjëf waaw parce que effectivement loolu moom boo gëmee yàlla sax parce que buur bi yàlla lu mu yor yëpp daf koy maye macha allah ñu ngi koy sant di ko gërëm xam nga àllarba bay passé fii la ñu toog di waxtaan mais xamuñu woon ni àllarba bi dina ñëw donc à chaque fois nañuy sant yàlla xam ni am na lu mu namm ci ñun ci yaakaar way buur bi yàlla bu ñu fi tegee dafa am lu mu yaakaar ci ñun yaakaar la donc bu ñu tas yaakaar boobu ci buur bi yàlla mooy ñuy am espoir u def dara waaw di jukki mën na am na fu mu jëm mbokk yi am di jàmm yi seen émission pencum askan wi ñi ngi ànd ak lil na muy ngëmb boo xam ni doomaanu réew mi ñoo koy defar moo tax seen télévision Al Mauritania dem topp leen fekk leen ba fu ñu ne waxtaan ak ñoom li ñuy def am solo lool xam nga boo fekkee groupe naar yoo xam ni ku ne gis na nu ñuy jaayee ngëmb bi ci alter yi donc ñoom ñu ñëw lëkkaloo ak ñoom ngir indi benn valeur ajoutée boo xam ni lu ci yokkute ci soppi ko yeesalaat ko ngir nit ki bu koy consommer mu consommer consommation bu sell xam nga boo nekkee bitim réew ñu yónnee la ngëmb consommation bi demewul noonu mu xajam fa ngay jóge bañ ngëmb donc buñ nee ngëmb sax nga ni tel donc loolu mooy solos li nga xam ni yéen a ngi ci mais madame ci biir kuréel objectif bi nekkul rek production am na yeneen jukki yoo xam ni
bëgg ngeen ci ànd ak aju soxna yi nga xam ne ñu ngi seen gox ndax mun ngeen mu ci wax yenn parce que lii mën na leen boole waaye ngeen di génn ci yeneen jumtukaay yi nga xam ni dafay gën rassembler seen kuréel. xam nga comme kii Mariam nu mu waxee sànq rek ñun yamuñu ko si couscous bi ñu ngi bëgg a indiwaat yeneen produit yoo xamante ni dañ ko siy yokk yeneen produit yoo xamante ni par exemple yeneen ethnie instant yi ñoom ñoo ko mën a defar léegi lu ñu bëgg mooy ñooñu tamit woo leen ñu ñëw ku si nekk di jàngal sa morom li mu mën son savoir faire loolu déjà day tax cohésion sociale bi gën a dëgër ku si nekk di nga jàngal sa morom loo xamante ne xam kii dina la jàngal couscous kii dina la jàngal karaw kii dina la jàngal caakiri gis nga lu ku nekk dina am lu muy apporter keneen ñu noonu famille aussi ñun xalaatuñu rester fii rek comme ni ma la waxoon sànq ce qu'on vise mooy xam nga ñun Mauritanie dañu bokk ak Maroc ak Tunisie ak Algérie mooy couscous mu nekk patrimoine mondial de l'UNESCO temps yi lan ko approuvé comprendre mais tey jii soo tapee Google wala nga xool YouTube soo defee couscous mauritanien ñoom couscous marocain lan lay indil gis nga de comprendre nga xeex la loolu moom il faut couscous marocain lan lay indil donc ñun tey jii suñu nekkee si patrimoine de l'UNESCO non couscous bi war na egg fu sore war nañ ko génne fii jigéen yooyu tamit wane leen ne leen ñoom ñoo indi savoir faire bi seen maam yi ñoo ko daan def ñoom ñu koy def ba tey ñu egsi fii ba ñu mën ko ba ñu mën si ajouter dara ba mën ko yóbbu à l'international donc suñu xeex man yaakaar naa ne pareegul des na seen longue te yamuñu si produit bi kese madame Soumaré comme ni nga ko waxee rek objectif yi bëri na bëgg nañu exporter bëgg nañu nekk ambassadeur produits locaux bëgg nañ nekk ambassadeur produit foo tuddee produits locaux foo tuddee produit mauritanien nga tudd fa liil na conservation savoir faire comme nu mu ko waxee de génération en génération nga xamante ni suñ ko tuddee mu nekk suñu fierté parce que jigéen yi ñoo koy defar suñu yaay yi ñoo koy defar suñu sœur yi ñoo koy defar te si suñu maam yi suñu maamaat maam lañ ko jëlee boo demee foo dem si suufu mbaar di nga fekk benn yaay wala benn tante mu ngi foofu di araw nga moom defar ko lekk ko dundeek moom kon ñun suñu objectif mooy ñu gën a ko yaatal fu ñu ko si supermarché yi ak fépp fu ñu mën a teg couscous marocain ñu teg fa couscous mauritanien fu ñu mën a teg couscous mauritanien bi fii nii ñu mën fa teg beneen produit tamit mauritanien loolu mooy suñu objectif ñu gën ñu ko yaatalaate di ñaan mauritanien yi tamit ñu dem ñu jënd ko ñu consommer ko parce que c'est pas que Mariam c'est pas que Ami mais c'est pour les femmes c'est pour nos mamans et ñu ngi ñaan yëpp ak ñu ngi ñaan yàlla mën a atteindre suñuy da ngay gis comme sénégalais yi rek gis nga Sénégal instant yi ñoom seen produit local yu bëri ñu ngi seen supermarché jaayuñu ko sax presque si marché local même caaf sax dans les supermarchés caaf sax casino Dakar soo demee di nga fa fekk caaf oui mais ici aussi parce que à travers vous ak ñenn ñu bëri ñi nga xam ne il le faut bul xeeb comme ko waxee bul xeeb sa dara ñaar fukk sax mbokk yi am di jàmm yi yaakaar naa ne émission bi li tax ñu dippe ko ñu dippe leen ko recevoir leen fii dañu nekk ci xeex mbas te xeex mbas lu muy jur mooy économie bu baissé doo attaqué réew mi doo attaqué ki lay fay doo attaqué itam keneen ki nga xam ni dafa am jumtukaay boo xam ni mën nga ko jëfandikoo lu tax ndax coono la boo xam ni ñëpp ko yëg waaw lu tax ñu indi leen fii waxtaan ak yéen mooy nit ñi fexe ba conjoncture bu mën a am ñu mën a dund gu équilibré voilà c'est comme ça exactement bu ko defee ma nuyu mbokk yi nga xam ni ñu ngi ñuy seetaan sa waajur yi parce que feccum liir bu neexee ndey jaa te ci mbagg yi soninke bi lu muy wax ci fànn boobu tu l'as compris les soninke disent quoi feccum liir bu neexee ndey jaa te kon nag waaw di nuyu ndey yëpp le wolof est en train de dire que si la danse du petit est bien faite c'est grâce à sa maman qui l'a pris ses épaules et qu'il parvient à mieux danser donc lu ñuy bëggal jigéenu réew mi mooy fecc bii ngeen di fecc ñoom ñëpp ñu comprendre ko fecc ko mooy ñu bëgg suñu produit mën ko wéyal ci ay circonstances yu mel ni xeex coronavirus ak yenn yu bare madame la présidente ñu ngi ci ay simili yu néew
am na benn appel boo xam ni non seulement les femmes mais toute la jeunesse mauritanienne parce que tooguloo tey su ma ko sañee wax xam naa ni exemple la vous êtes des exemples booy jàkkaarloog la jeunesse mauritanienne ban message nga leen di lancer. alors message bi ma leen di njëkk a lancer mooy jarul ñuy dem feneen wala ñuy xool fu sore comme immigration clandestine. exactement wala ñuy xool fu sore immigration clandestine bi sax je suis tellement contre ndaxte 400000 bi ngay def si bateau bi 400000 boobu mën nga ko def dara mën nga ko financer si dara loo xamante ne nga def ko même bu dee benn table bu ndaw boutique bu ndaw ngay jaay foofu noonu di nga am loo xamante ne nga am te di nga toog si sa réew te doo ñàkk sa bakkan donc man li ma leen di ñaax mooy lan jeunesse bi bu ñu viser loin noonu xool les petites choses qui sont près d'eux. Faut pas qu'ils pensent à des projets yoo xamante ni c'est des milliards et des milliards. Alors tu veux dire que si un jeune est à Bogué. mën na bay mais naanaa Bogué am na naanaa. na def naanaa bi na def naanaa bi na def tisane séché. exactement yóbbu ko supermarché. parfait naanaa rek mën na ko donc jaay il faut voir li nga xamante ni moo la gën a jege. li nga xamante ni mi ngi fii le sel mi ngi fii ñu ngi fii côté cité plage lu bari am nañ ko fii yoo xamante ni tey ji Mauritanie. Oui, mais nous, je pense qu'on a des jeunes hautains, quoi. mais est-ce que du loolu aussi du complexe. dama lay jox exemple. Sénégal Thione Niang mu ngi foofu. Given Project. Thione Niang Amérique la nekkoon. Thione Niang moo defoon discours am avant Obama. mais tey fan la demaat tey si mbay mi la demaat. si mbay il est retourné à l'agriculture. Je salue mon ami Habib Sall. parce que aujourd'hui teg na lépp fii il est dans la culture maraîchère au niveau de Keur Mour. Je me rappelle de Mbaye Boy, un jeune qui était là transitaire, dafa xëy rek teg lépp, il est dans l'agriculture. Vous voulez dire que les jeunes doivent penser au retour à l'agriculture. À l'agriculture. Les sources là. ñun léegi ñu ngi def transformation. comme ni nga doxee exemple yi kii du def maraîchère. kii mu def fruitière. keneen kii di def ay céréales. mais moom ñoom suñ ko defee ñun blé bi duñ ko sonn. ci ñoom rek lañ koy amee. bien sûr te benn circuit économique social et solidaire rek lay nekk. effectivement ci ñun rek lay jàppalante di suqalante suñu ñun rek lay effectivement faire pour nous et par nous et pour nous. et pour nous exactement. Tu m'as entendu le dire un jour. Donc mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal di remercier le gouvernement aussi mauritanien parce que boo demee au niveau de Rosso ak les régions yéen a ko gisal seen bopp l'argent qu'il injecte nañ ko orienter aussi bien pour les gros producteurs parce que am na producteurs yu mag koo xam ni otom lay taal jënd ay périmètres et que lui il est en train avec son capital de cultiver bokkul ak ki nga xam ni ci groupement de paysans yi la bokk ñu nekk ci ay mbootaay yi nga xam ni c'est des mbootaay simplifiés ñooñu la ñu war dooleel pour que ñu suqali ko voilà loolu gis-gis la boo xam ni daf fi taxaw ensuite le partage des terres yi nga xam ni joxe terres yi l'aménagement permettre ñi nga xam ni ñoo bëgg a bay pour apporter une valeur ajoutée comme vous l'avez dit ñu apporter une valeur ajoutée am na toujours loo xam ni bëgg nañ leen ko laaj waaye nekkul ci xel bi xam nga nit dafa tuuti lu ngeen bëgg a wax présidente si yow laay commencé loo bëgg a wax ak réew mi ci coronavirus ak ci yenn te laajuma la ko lan lay nekk waaw coronavirus bi daal man pour man waruñoo tere def lu ñuy def yëngatu toi tu n'as pas peur du virus man j'ai peur mais teroo ma dem on respecte les mesures barrières on fait notre travail comme il le faut mi ngi noonu malgré que dafay yàq am na yenn yoo xam dafay yàq mais dañuy retourner si yàlla rek mi ngi noonu dellu si borom bi mi ngi noonu li ngay am ne même su fekkee am nga lu ndaw nga xam ne lii sa wërsëg la te dafa am li tax loolu am comprendre te loolu nga am jël ko nga dugalaat ko si nga xamante ne mooy sa projet bi nga dugalaat ko si nga yokkaat ci leneen loo xamante ne dina la apporter leneen lu ëpp loolu noonu mbas bi nag tar na métti na surtout concernant les femmes yi nga xamante ne dañuy jaay couscous bi même ñun ñii aussi on a eu beaucoup de mal à vendre dans les supermarchés parce que temps yi couvre-feu bi nekkoon 16 heures du moins instant boobu la gënoon métti ndaxte nit ñi daaw ñu woon yenn di déplacé wu te instant boobu dañu soxla woon visibilité ndax dañ daan teg kii bi si benn côté boo xamante nit bu dugg dina gis ci supermarché bi mais nit ñi daañu woon nangu ñëw parce que dañuy ragal taxi yi dañuy ragal génn confinement la ñu wax xam nga mooy temps yu corona bi mu beesee fii rek donc suñu seule solution moo doon lan
réseaux sociaux yi commencé di lancer foofu affaire yi pour gars yi gis ko mais ça a été un problème pour ñun ñu jaay pour les femmes aussi ñu jaay ndaxte ngëmb bu tooy bi si suba si rek lañ ko mën mooy mëblul bi ñuy wax mëblul si suba si lañ ko mënoon def comme ça ñu mën ko jaay ba 16h ñu dem ñibbi su ngoonee ñu jël ko ñu weer ko xanaa suñu yeewoo encore yóbbaat ko de ce fait dafay nekk un problème pour ñoom léegi loolu moo taxoon d'ailleurs l'autre jour j'ai parlé de ça moo taxoon ñuy jël seen reste li leen desel li ñu jël ko ñun traité waat ko xoolaat ko bu baax defar ko si emballage yi yóbbaat ko supermarché pour jàppale leen aussi voilà pour alléger les travaux de femmes voilà exactement dans les groupements d'intérêt économique en tout cas c'est la question bi nga xam ni réponse la tey ji tontu laaju coronavirus la ak yenn concept économique yi nga xam ni dafa défavorable di ñaanal Mauritaniens yëpp parce que defe naa ni ñoo bokk objectif madame Soumaré sincèrement parler quand nous on ne choisit pas là où on doit naître fi may juddoo yaakaar naa ni man xalaatu buur bi yàlla moo ma fi judduloo waaye ngala bu ñu fi tegee coïncidence nañu jëflante li nga xam ni moom moo ñuy permettre ëllëg ñu siggi ci kanamu yàlla exactement waaw loo gis rek ñaaw njort moo koy indiw ak leneen mais boo may wax ci fànn boobu madame Soumaré lan ngay jukki donte ni simili yu néew mooñ def man dama fier si nekk mauritanienne nekk benn pays yi nga xamante ni ñun c'est divisé par 4 à 5 ethnies 5e ethnie bi bu ñuy waxee macha allah dañuy yokk si bambara c'est une richesse très grande ku nekk am sa savoir faire bopp ku nekk am li nga moom ku nekk ak ñu boole yëpp ñu defar mooy lu baax mooy lu gën si suñu réew ñu bañ a xaar état ñu bañ a xaar kenn comme ni ñu ko waxee lu tuuti ak lu néew loo am defar ko bu ko defar ngir kenn defar ko ngir sa bopp war nañ dépasser réew bi de ñii rek ñoo ko moom kenn moom réew ñun ñëpp ñoo ko bokk ku fi judd ñun ñëpp ñoo bokk réew mi kenn moomu ko Mahmoud moomu ko Mariam moomu ko Aïssata moomu ko Khadijatu wala keneen moomu ko ñun ñëpp ñoo ko moom kon nañ ko defar nañ ko rafetal ak bonne citoyenneté ak respectante ak dimbalante nekk solidaire pour benn objectif lépp pour avancement Mauritanie action solidaire pour l'avancement de notre pays suñu réew nekk réew moo xam ni mën nañ ko jaay bitim réew xam nga loolu titre la moi je suis très fier quand je dis que je suis mauritanien et je m'y impose muy fii muy fële c'est une question d'identité et des valeurs citoyennes yoo xam ni namm nañ ko ci doomaanu réew mi mbokk yi am di jàmm yi simili yu néew moo ñu dese ñu tàggoo nii rek la télévision Al Mauritania nekke di nuyu mbokki nodal bu baax a baax au niveau de la réalisation Mohamed Tra di ko jaajëfal bu baax a baax di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi seen i waajur yi nga xam ni bàyyi ngeen leen seen kër yi yàlla na leen buur bi yàlla continuer bàyyi seen kanam ñi nga xam ni dañu làqu ndax mbas mi buur bi yàlla xaar leen ca aljana yu gën a kawe bi jaayal Mustafa al Karim waaye itam ñi nga xam ni am naa yaakaar ni ñi ngi sant yàlla war nañu continuer geste barrière yi mu doon loo xam ni lu am solo président sa kàddu bu mujj donc maa ngi lay remercier bu baax ci invitation bi opportunité bi nga ñu jox di remercier aussi téléspectateurs yi ma doon seetaan yi di remercier sama clients yi sama jigéen yi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ak ñun di remercier samay waajur bu baax di remercier sama yaay bu baax ak sama papa bu baax samay frère ak samay sœur ndax ñoom ñoo njëkk a gëm projet bi surtout sama papa ñoom ñoo njëkk a gëm projet bi ñoom ñoo ma ci njëkk a jàppale donc maa ngi leen di remercier sama yaay di ko sant bu baax a baax remercier naa samay xarit yi aussi ñi nga xamante ne macha allah saa su ma defee publication ñoom ñoo ma koy partagel donc maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp mais yaa ngi ciy gis sa bopp ak ñi nga àndal macha allah alhamdulilah maa ngi sant yàlla doomaanu réew mi maa ngi sant yàlla bu baax a baax man sax maa koy commencé parce que am na yërmande la am na solo bu baax a baax madame Soumaré sa kàddu wu mujj di la remercier di la jaajëfal ak ñi ngay liggéeyal la ñëpp mettre nañu à l'aise vraiment on s'est senti chez nous di remercier suñuy parents yi sama yaay ak sama papa samay frères et sœurs sama borom kër di remercier ñëpp vraiment di remercier Ami vraiment de m'avoir accueilli de m'avoir vraiment permis l'occasion de faire partie c'était un rêve commencé par elle n'empêche elle m'a vraiment permis de réaliser le chemin continue vraiment di remercier inchallah vraiment inchallah mbokk yi am di jàmm yi lil na c'est elle la présidente Ami Djibril Gueye feggoo ak doomu ndeyam Mariam Soumaré c'est la question de li nga xam ni mooy le développement de la femme dans des milieux très vulnérables
par rapport ak li nga xam ni mooy mbas mi ak conjoncture économique yu jéggi dayo yi les femmes mauritaniennes se débrouillent jigéenu réew mi ñi ngi débrouiller wu di apporter une solution waaye transversalité bi aussi elles produisent di ngëmbu lil na marhaba bikum mbokk yi am di jàmm yi seen émission pencum askan wi ngeen àndoon ci ak Ibrahima Idriss Wade Ami Djibril Gueye la présidente de l'ILNA Mariam Soumaré seen émission pencum askan wi ñu jaajëfal leen ngeen dolli geste barrière yi ci xeex coronavirus mbokk réew mi yàlla na leen may yàlla may jàmm fi ngeen nekk même su dee bitim réew ak ci àddina bi billahi wallahi tallahi yàlla na leen yàlla may jàmm bi jaayil Moustapha al Karim Seydina Mouhamed ñu àndoon nag l'équipe de la réalisation de la TVM Al Mauritania ñu sant leen gërëm leen ñu jox leen dig daje su neexee yàlla àllarba bii di ñëw 1:00 waxtu jàpp 1:02 ngeen ànd ci ak Ibrahima Idriss Wade mbokk yi am di jàmm yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuhu اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد عدد ما خلقت في السماء وعدد